asalaamaaleykum sénégalais boo mën a doon bu góor ak bu jigéen ak bu ndaw ak bu mag laa ci yemale yéen ñëpp Khadim Gueye renouvelé li nga xam mooy respect bi mu am ci yéen di sant di gërëm ñi nga xam ne si ñooy suivre chaîne bi di Khadim Gueye TV may lire seen ay message seen commentaire yi ngeen def gis ngeen ma koy aimé fu ngeen gis kër ba jëmm ji moo ko def parce que la nga bind lire na ko waaw ña bind lu ñaaw di ko wax ñooñu moom système bi sax moo leen di bloqué dañ leen di effacé mooy wax saagakatu nday yeeg waxkatu yu ñaaw yi ñooñu man sax duma ci sonn système bi leen jël bale leen sànni leen ca mbalit ma fa nga xam foofu lañ xaj nee naa la fii qualité laa fi soxla wu ma fi quantité waaw plus de 40 000 mbaam ay saagakat waa sonko yooyu ay sonko boy ñoom ñëpp mbalit mi laa jël paquet bu ngand nga xam bu ñëwee système bi moo leen jël directement sànni leen xam nga ñoom ñu ko gis ku ko ci weddi na nga dem nga bind lu ñaaw nga xool ndax yow affiche bi dina génn da nga gis du Khadim moo lay tontu de mais système bi moo lay tontu gis nga lu pusa muus wëñ jaar ca taat wa dama am heure boo xam damay tëdd di nelaw mais système bi moo may contrôler lu ngeen di wax ak lu ngeen di bind kooku dafa war a leer donc képp koo xam ne lu rafet ngay def di ko bind gis nga ñëw naa aimé naa ko di la sant di la gërëm ci soutien bi parce que tamit toog fii di waxtaan nga toog jël sa temps jël sa connexion toog di ma déglu j'espère que lépp lu may wax bu doon lu tuuti sax nga jël ko muy njariñ wala muy information bu la jariñ man nit ñi borom xel yi laay waxal waxuma ak ay dof yoo xam bala ñu lay déglu la ñuy jëkk a def mooy bind ay saaga kooku du jàll fii doo leen fi siiw bloqué la nga am ci problème dem di wutaat benn account pour mën a xool yeneen vidéo yi la intéressé sax loolu laa lay xañ te du ma ci sonn du ma ci tay donc yow mii may xool boo bindul woon wala sama vidéo bii ñu jël ñu partagé la ko li nga war a jëkk a def mooy numéro 1 bu dee nit ku juste nga ku jub nga te bëgg nga bokk ci club bii nga xam mooy Khadim Gueye TV bësal ci sa portable boobu foofu ñu la bindal s'abonner nga abonné ci gis nga cloche bu ndaw boobu ci wet gi nga activer cloche bi ne tout ngay sélectionné mooy vidéo bu Khadim dugal 30 secondes YouTube yónnee la ko ne la demal xool gaynde gi am na lu mu dugal te am na mën na la amal njariñ wala mu amal njariñ sa mbokk ok gis ngeen vidéo bi ñu def barki dem ba wax ci kilifa bagage yooyu gis naa ni ngeen ko apprécier yéen a ngi konne di ko seetaan di leen sant di gërëm xaa moom du toog fii mukk di sos wala muy fenal nit bañu ma kenn topp mu kenn mais luy dëgg ba damay ñëw teg ko fii faale wu ma ci kenn dunduma ci kenn réglé wu ma ci kenn géré wu ma ci kenn ñu bare dañ ma yónnee vidéo yoo xam ne gis naa ko sax mais du lépp laay wax ci lépp mënumaa wax ci lépp Sénégal liñ fa war a wax dafa bari ok mais xam leen ne actualité lépp man maa ngi koy suivre te lépp lu ma ci gis xam ne war na leen intéressé yéen ñi nga xam ne si gëm ngeen suma ay wax da ngeen may suivre bëgg ngeen am lan mooy information bu wóor ba man maa ngi toog toujours di gëstu pour yéen voilà donc lu ñu leen mën a wax rek di leen ko wax mooy publicité boo xam dugal nañ la ko fii nga toog nga seetaan ko parce que loolu mooy sa contribution jàppale Khadim Gueye TV am na abonnement yoo xam ne am na ci chaîne bi pour ngeen mun ko def mais teguma leen ko actuellement voilà mais nag xanaa nag 30 secondes yooyu nga seetaan ko mooy weccit ba nga xam dina ca génn muy lu normal loo xam ne télévision nationale yee TFM ak RTS ak ñoom ñëpp sponsor yi gannaaw amuñu ay sponsor au moins YouTube moom mooy créer wut ay sponsor ñëw dugal ko suñu vidéo yi weccit boobu di ci génn sama caméra bi di ma jël bu yàqoo du yow mi yaa ma koy jox wala kenn ci kenn mais weccit boobu ci laa jël remplacer ko pour mën a continuer di ñëw di leen informer donc boo ko bu lañ lay jaay bu la intéressé de seetaan ko mais kenn obligé la nga jënd ko mais xool ko au moins sagaru weccit boobu dugg fa buñ dajaloo bu micro yàqoo bu caméra yàqoo ak lu mu mën ci doon moom mën a am lu ma ko jëndee mun leen ma teg ma jaay sama liggéey bàyyi sama yépp ñëw nekkal leen fii di gëstu du matin au soir ngeen tëdd di nelaw ba vidéo bi ak si nga toog seetaan ko bu police ñëwee nga sote ko tegoo ko fenn nit bul nangu kenn gën laa gore man newuma leen may leen ma dërëm laajuma leen gisu leen ma yëfu baadoole yi ñuy def ci réseaux sociaux yi nañ ma dajaleel nañ ma jox affaire yi man réglé wu ma damay xëy di gont comme ni ngeen di xëyee di gont may jël sama weekend bi au lieu ma dem happy ji wala ma vacances yi ma toog fi di gëstu pour yéen ñii pour informer leen ndax lu am ña ngi may yónnee message yi grand wax na affaire bi loo ci leeral nangam loolu nag am leen ngor
bu leen kenn gën a gore laaj ñu leen loolu bu minute yooyu di ñëw boo bu la intéressé wul produit ba ñu lay proposé sax nga xool ko rek seetaan ko après vidéo bi da kon nga seetaan ko loolu dafa waroon clair ñu war a ñëwaat nag tey ci li nga xam ne si mooy fenkat yi wax naa leen ci Ndeye Khady Ndiaye bërki démb def naa vidéo bi ngeen gis bi ma def samedi ngeen gis ko au vendredi bi passé gis ngeen fen yi mu fen ne dañ ko dajee fee dañoo nangu téléphone am affaire yooyu ay état bi lépp lu am rek ne Macky Sall moom man dama koo yërëm Sall ngaar yi Macky monsieur le président maa la yërëm président maa la yërëm xam nga lu tax mu yërëm la mooy tey li Sonko doon wax da ngay def sa njombe bañ jàpp la nga ñëw ne complot la te moom mi ko doon wax moom moo jiitu ci loolu ba léegi affaire bi léegi dañ ko tàmm ba képp ku def sa njombe képp ku def sa dóori marto tout ce que tu veux bu ñu waxee rek nga ne sénégalais yi non Macky Sall moom a complot mel na Macky Sall dal amul jot budul toog di xool lan la kilifa def lan la Macky Sall def lan la nu mu tuddati Ousmane Sonko def wala ku takk ci Ousmane Sonko xool leen ñëpp ñu ne ci wetu Ousmane Sonko lu ñu lay wax lu am ñu ne complot la dañ lay jàpp flagrant délit Ousmane Sonko fekk ñu ko ci kaw jigéen de. mais am na oustazam boo xam moo ñëwoon fii ñeme yàlla li ma lay wax ne oustaz yi may wax respect bu mu am ci oustaz dafa rëy respect bu mu am ci ilimaan dafa rëy imaam yii ak oustaz yi ngay gis ñoo xam ne comme ni ma leen ko wax barki dem nga toog fii ci télé ci site bu nekk di dégg oustaz wala imaam nangam quitté na Macky Sall rejoindre na Sonko wala imam nangam wala nangam comme imam Dramé boobu nga naa fekk bu tekkiwul dara boobu man leen woon sama muus sax du ko jiite asuma ak man kooku mooy li leen diine wax ñu ñëw teg ko fii ñu war ñu ko jàngal war ko jàngal suñu ay doom ñoom dañ ko teg fee c'est des politiciens purs et durs kooku mooy ñëw naan la diw quitté na Macky Sall rejoindre na Sonko wala quitté na Sonko rejoindre na Macky Sall mais kooku ak diine ji ñu war a jàngal ban rapport la am kooku war na toog fu ñu wax turam ak santam di ci jiital imam Dramé nee na imam Dramé loo xam ne alquran daf ko jàng xam lu yàlla wax ak lu yonentam bi wax Ousmane Dramé teg ko fële imam Dramé lay wax sax parce que imam Dramé lañ koy wooye bu ñëwee di door ay aaya alxuraan te du leen wax ne alxuraan lan la wax ci ay fen ay kàcci fen dafa yëngal aras kooku islam da ko koo jàngal te yeneen ñi nga xam ne ay vrai imam lañ ay vrai imam laa wax ñi ngi fii di dégg seen mbokkum imam di wax loolu ñoom ñu ne pat xam nga ne loolu yàlla santu leen ko ku toog naan kilifa dégg guma lu muy wax parce que kilifa ma nga toog di préparer discours am ay fenam ay kàccam ci loo xam dañ ko jàpp flagrant délit toog fii job wàññil ko 3 millions tegal ko ci passeport ak ay visa yu faux yoo xam ne am na yeneen ñoo xam ne dañoo liggéey ak ñoom dénoncé woon nañ loolu bu yàgg sénégalais yi bàyyi kii ñëw bis bu ne mun a ci tali di fëgg ay dënn di jaay ne moom il est sérieux il est honnête comme ni ko Ousmane Sonko koy defee te ñoo dàq sàcc ñoo gën a nekk ay dóorkatu marto képp ko mën a doon ñëw am fitu toog ci caméra bi naan dañuy xas ñeneen naan ñooñu dañuy jàkkaarloog Sénégal di leen fen te ñoom ñi li ñuy def dafa yëngal aras waaw ndax seen intérêt personnel xëyuñu gontuñu yor ay kër yoo xam ne ñii di wax kenn yoru ko ci ñi leen défendre kenn amu ko ci te ña nga ca àll ba di soxla nga gis mbaam yoo xam ne xëyuñu gontuñu tekkiwuñ dara lu dul sàcc ak triande ak dóor ak marto googu ne ci suuf rappeurs yi ne comme ñoom ay rappeurs yu rate lañ parce que ñu nga déggoon fii kilifa ak caat lañ woyoon fii seen way bu mujj ba bañ mujjee way laa wax lan nga Macky Sall saay-saay yéen nag gis ngeen dégg ba kan mooy saay-saay bi ñan ñooy saay-saay yi voilà koo xam ne dafa tilim ba ñuul bay takkal fu lu laal kooku mooy ñëw di takkal doomu aadama naan moom moo pur kële mooy saay-saay bi kële mooy bandi bi kële mooy nax sénégalais yi du n'importe quoi yow nga ñëw di ko gëm parce que nee na moom yow lay xeexal kooku nag mooy ñëw tey ji ñu jàpp ko en flagrant délit mu ñëw amul lu mu leen di wax
loolu leen inventel comme quoi yow daal dof nga boo xam ne li nga dégg ci vidéo boobu déggoo dara lii ma lay wax ni ma la doon jëlee di la foye démb ak bërki dem na yow laay xeexal loolu nga war a gëm man oto laa ko doon jaay te dégg ngeen fa oto bu kilifa doon jaay waa jooju est-ce que dégg ngeen fa oto buñ ko doon jaay lu dul passeport diplomate bu rouge ba wala bu ñuul ba sa xarit dëggantaan sa doomu ndey 20 ans doomam am problème boobu mu war ko yóbbu France gee bi ngeen naan France dégage te lépp lu ñu am France lañ koy yóbbu France la ñuy wuti téléphone bi ñu yor sax boo demee puce ba orange la français yi moom ko topp baado la ay Marius Guy Sagna ay des vauriens la xëyuñu gontuñu loolu di kàcc ñëw di manipuler sénégalais yi seen leader bi ne seen gannaaw dàq leen a manipuler xaa moom lu mu leen di wax nee naa la man awma problème ak Sonko awma problème ak Marius Guy Sagna xurum xàq en kilifa ne rien mais li ma mënul nangu mooy ñuy dox sama mind bi di ma foye di ma jàppe comme golo dama leen di xam boo ngeen gis may utiliser expression golo bi mooy gars yi dañuy jàppe comme ay golo quoi ñun daal lañ ñu toog Sonko yi génn def di du tax sax conférence de presse ban leader ci àdduna ngeen gis munta ñeme jàkkaarlu ak journalistes yi vrai journalistes yi pas des chronistes comme nous comme man mii mais journalistes yoo xam ne boo ñëwee daañ la laaj question nga répondre def naa ne leader politique bu nekk war nga ñeme loolu mais leader boo xam daf ne un point de presse lay def voilà léegi romb na sax point de presse léegi revue de presse lay def parce que li mu def bërki démb sorteem bi revue de presse la ñëw di ñu raconter fii ci Covid 19 bi ñaata lañ vacciné wu kooku ministère bi ñu ngi koy def bis bu ne ñu ngi koy dégg Ousmane Sonko di ñëw te chiffre yi muy joxe uute na ak gëstu ba mu gëstu ña koy jox information yi duñ tus waxuma laa nag koo xam ne moo toogoon fii di dénigrer li nga xam mooy vaccin yi. def leen ci ay lobby yoo xam ne wut nañ ñu jóge Afrique nan la ñuy ñëwee xam nañu africains yi bëgguñu ay vaccin te danaa leen ko tegal Xaadim lu mu leen di wax da leen koy tegal ngeen dégg ko pour wax leen ne waru leen nangu mu def leen ay golo gi moom mooy moom ak lépp lu ko wër parce que nous dañoo jàng comme moom yawu comme moom di sénégalais comme moom làkk muy làkk ñoo ko dégg gën a dégg ba dégg làkk yu mu déggul yu xam ne dégg ko moom kooku bu ñëwee di ñu fooye tey ji mu ñëw wax ñu lii ba sénégalais yu bare toppoo ci loolu gannaaw suba mu ñëw changer version donc ñaari face yi ban moo ci Ousmane Sonko bala may wax ñi nga xam mooy suqam yi quoi dunguru yi nga xam ne ñoo ne ci gannaawam ay genre kilifa gi ñoom pour xàq ñoom Babacar Touré journaliste boo xam ne fen kàcc yi les journalistes la yàq deru journaliste ay Pape Alé Niang ñooñu moo taxoon may wax journaliste yi bërki démb voilà ne mënoo jël journaliste nga boole am na journaliste yoon day def seen liggéey am journaliste yoo xam ne wooye seen bopp journal war nañu rus sax ne ñoom ay journaliste lañ mooy ñii ma leen citeel Babacar Touré gis ngeen fen yi créé na fi Adji Sarr doom jum jur jëkkër te ba léegi new la diw mii la ak diw mii la photo bi mi ngi nii te ne def na ay recherche am xam nga ay fen mën na romb lii Maître El Hadji Diouf mi lu mu ko yàqul daf ko fàtte bërki dem génnaat na fi ne Maître El Hadji Diouf bàyyi na Adji Sarr Maître El Hadji Diouf ma nga fecc France te pourtant c'est eux-mêmes ñooy toog fii ne Maître El Hadji Diouf dafa violé en France yow français yi Sénégal Afrique mën nga wax ne ay tappaleeg yooyu mën na am mais France bi ngeen di exalté di ko yëkkati di ko xeeb ba pare di ko yëkkati nekk lépp lu ngeen soxla France ngeen di wuti ci France ngeen di mooy seen référence te pourtant en même temps yéen a ngi toog di dénigrer la France Maître El Hadji Diouf day def France gi ñëw mbokkam xaritam bu ñu doon takk doomam mu jël avion wàcc normalement France dem toog ba nga filmer ko naan exclusivité la di wane xaalis muy battre mais xaalisam la gaynde jëlul sa xaalis jëlul xaalisu Sénégal salaire am lu mu moom bu ko neexee man mi bu ma neexee dem battre lu ma neex lan moo ci sa yoon Babacar Touré dafa nga ne loolu boo ko wanee vidéo boobu da nga jaxase Maître El Hadji Diouf ak ñii dégg naa ci weewu bëy lay wax ay dégg journaliste bu toog naan dégg naa ci weewu bëy xam nga ne kooku ay waxam dañ ko war a effacer teg ko fële fenal na fi ku nekk te dinaa ñëw defal ko spécial boo xam ne gis nga Liban bee bokkaande boobu mu indi Sénégal yàqal ko fa ba école bi mu nekkoon ñu dàq ko fa nangu ay këyitam et tout
sénégalaise ba nga xam moo ko fenoon fen yooyu recevoir ko mu naan mos koo gis affaire yi naa leen tegal fi photo yoo xam ne aéroport bi muy ñëw moom wàcc Liban billaahi wallaahi watallaahi maa ngi photo yi sama téléphone bi ok yoo xam ne si moom moo ñëw recevoir ko jëlee ko ca aéroport bi yóbbu ko mu dem fen fa ay fenam yàqal ay doomu aadama boo xam ne si da doon dimbali sénégalais yi foofu baadoole bi saytaane bii di Babacar Touré moom moo ko def ak kéwlu xaw ma kéwlam googu fen rek lay def du matin au soir am na ndaw suñu tudd Ren Diop bu ne ca France Gay teg na fi benn ku ñuy wax naan Pape Faye xaw ma jëkkëram la dugg na fi génn man ndaw soosu sama xarit la dama doon déggante ak moom jëkkëram dama présenté ci téléphone du sax sénégalais kàccikat bi ñëw ne leen ay Pape Faye naa nga te Pape Faye xaritam la woon boo xam da koo leboon 1500 euros dóor ko affaire yooyu di dóorkatu marto comme kilifa bi comme waaye sàcckat yi nga xam ne ñoo nekk waa ji naan leen ay journaliste la boo d'investigation man lu may wax kàcc lay def Maître El Hadji Diouf bi muy takkal Maître El Hadji Diouf bu ñu la jiñoon ca France Gay Europe bi nga violé fi jigéen fii naan da nga fay yéeg ak di wàcc xam nga ne violeur vrai bi waxagu leen ko quoi mooy kooku ngeen di protéger kooku ngeen àndal kooku nag génn mu dem mu leeral muy Ousmane Sonko lan la def Adji Sarr taxaw na fii mu ne na Ousmane Sonko jàpp ba sell mu jël kaamil bi nga xam ne gëm na ko mu waat de mës a séq dara ak man bu boobaa man ma retire sama plainte ba tey yi may wax yow Ousmane Sonko deful loolu lu dul ne fii di lambari fu ne mu wax fa gis ngeen coronavirus li mu ci génn bërki dem danaa leen tegal affaire bi ngeen déglu ko contradiction yi muy def yépp nga xam ne même boo nekkoon Pastef ànd ak moom sax vraiment war nga ne waa ji man daf may fooye quoi voilà lam war a toppatoowu ko leeralu ko ñëw di ñu wax ci ay coronavirus loo xam ne si démb safaan ba la doon wax Ousmane Sonko kan nga yàpp yow yaay golo gi mais ñun bu ñu jàpp ay golo bala may dee ñu naan sénégalais yépp Ousmane Sonko lay ànd déedéet dof yi koy wax ay tunkara ces vauriens la sàcc dóorkatu marto yooyu nañ ne ñoom Ousmane Sonko lañ àndal en tant que sénégalais yoo xam ñemewu ñoo tey jël avion man bu ma neexoon bu subaa ma jël avion dem Sénégal Ousmane Tounkara ñemewu ko ak ñu mel ne moom ñooñu ne leen ñoom la Sonko représenté mais Sonko il me représente pas en tant que sénégalais comme des millions de sénégalais Sénégal 17 millions de personnes lañ Sonko ña ko voté loon matuñu sax jegewuñu 1 million donc les 16 millions là c'est la majorité silencieuse may leen nit ñi jàmm bu ngeen di wax communication dafa am solo Sénégal yëpp yow lañ bëgg déedéet yow mi koy wax yow kàcckat fenkat mythomane bi mel ne moom yow yaay ñëw naan moom nga àndal mais man Sonko représenté wu ma tey samay dàll sax Ousmane Sonko représenté wu ko comme des millions de Sénégalais kooku dafa war a leer bu ngeen di wax waxal leen seen bopp yow la Sonko représente sa droit la mais bul ma ci boole en tant que Sénégalais bul ci boole les 15 millions 16 millions voilà bu Sonko amoon 1 million nga mën ne am na 16 yu àndal ak moom calculer 16 yooyu boo jëlee nag yow sa lamiñ bu rëy nga ñëw naan moom moo leen représenté yaa ngi kàcc yaa ngi fen bàyyi leen manipulation ki leen jiite moo gën a nekk waaye luy manipulation ñoom def naa ci la juddoo ci la yaroo ci la màggee na ngeen ñu may jàmm moomu leen ñu bu dee ay golo am na yéen ay golo yi mais bu leen ñu def ay golo nit booy wax sa lamiñ bi dafa am lu mu war a signifier surtout nga ne leader politique nga boo ñëwee am na moment boo xam ne comme réew ma la muy dund actuellement ak coronavirus bi leader bu nekk da nga war a ñëw nga bàyyi sa question politique nga teg ko fële bu dee yow nation bi moo la intéressé nga wax lu jariñ nation bi waroon na dem Ousmane Sonko dem wane fu ñu koy ñàkkee parce que ñi ànd ak moom sax doon réer ñu dem ñàkku ji kooku mooy ëllëg daañ mën a dund ba ñëw di ko voteel mais kooku moo doon ñëw pour bañ bu mu bañ xen bu mu xen Macky Sall tax na ba jaral na ko muy jox ay fake news di ko génne bu ëllëgee nag comme ni mu defee barki dem ñàkk jom wax nañ ko mu génn fii la mu waxoon yépp mu lekk ko dinaa leen tegal preuve bi ngeen dégg lu mu doon wax barki dem ak lan la wax dépp ngeen xam kan mooy Ousmane Sonko waaw ak kan mooy ñu takk ci moom kenn koo xam ne ku normal la nekku ca Birame Souleye mi doon wax dégg ngeen Birame Souleye lan la def fii
keroog nee na loi bi ñu génnee dem na ba Thiès ge yaakaar ay pa ak ay maire yoo xam duñ suivre information mu ne leen Macky Sall loi bu bees bi mu génnee nee na Jakarta déglu leen ko li may wax def naa gis ngeen vidéo bi sinon mën naa ko monter teg ko fii ngeen dégg mu leer nañi koo xam defoon nañ ne nit la nee na Macky Sall dafa créer Jakarta yi jënd jox ko seen doom yi mais xale yi ku nangule yéeg ci Jakarta bi di ko dawal dañ lay tëj sa giiru dund nee na loolu lañ bind ci loi boo xam ne ma nga foon 2007 ñu renouveler ko en 2016 ñu indi ko tey tegaat ko pour rek tegal leen ci lu leer loo xam ne si mooy dóorkatu marto yu mel ne ñoom ñii ku mel ne ku kilifa li mu def bërki demb nga xool bien yi mu am nga xam ne kii ay fen la ko defee ñu dem jël bien yooyu jox ko doomu aadama yi ko yayoo loi bu mel noonu am na Italie bi ma nekk dañuy jàppale la mafia la ay villa yu ngand ñu xam ne villa yi ci mafia bi ci lañ ko jële woon ñu pignorer yooyu nangu ko ci ñoom def ko ay poste de police wala ay poste de gendarmerie mu servir état bi lu mel noonu lañ ci dolli pour terroristes yi ñëw Sénégal ñoom nee nañ terrorisme amul Sénégal fan yi naa ñëw ma tegal loo xam armée bi ñuy wax ñoo leen tegal ñoo xam ca Casamance gee ay Babacar Touré di indi affaire ethnicisme andi ko gis nañ avancement bi ñu doon def ci Casamance yéen ñëpp gis ngeen vidéo bi sinon ma ñëw tegalaat leen ko fii maa ngi ak moom muy lu clair waaw ñoom ñu leen Sénégal amul terrorisme amul dara yooyu yëpp Ousmane Sonko mi pour di nekk dem ca pouvoir ba toog ca palais ba jaral na ko jaay lépp lu takk ci moom quoi condition bu ñu ko teg nangu na ko na nekk au pouvoir mais du fa mës a nekk ñaanuñu yàlla Ousmane Sonko di ñu jiite waaw ak ñi ko wër ay Tunkar ay ministre nagam ay waaye non mais mënuma sax imaginer tous ces gars là ay kilifa ñooñu yenn ministère pourtant ñooñu ñoo ko si ay dàmbooj quoi mais ban Sénégal lañ nekk tey sénégalais yi kon nag xaw ma lu may bala muy gën a gudd dem naa ci man bu may wax ci damay tàng mën naa toog yee 3 heures de temps fi di dóor du soxla mu sax di lire lu may bind parce que dama leen a mémoriser à tel point que bu ma doon rëbbi bu ma leen doon rëbbi damay taal ba mu bax may doog a dem te xam ne bu ma ñëwee du ma sooy voilà danaa leen jàpp kooku dafa war a clair donc vidéo bi ma leen tegal xool leen contradiction yi Ousmane Sonko mi ki yaakaar ne futur président la te na ngeen dem ngeen xool à l'intérieur du Pastef dinaa leen wax benn affaire gis nga ñi ci fa gën a ngand soxlaatuñ Ousmane Sonko ñi ngeeg problème yu ngand yoo xam ñi ngi koy camoufler mais balaa yàgg lépp dina toj dëgg du mës a fen voilà moom mën a toog fi di kàcc lu mu wax tey bu subaa mu fàtte ko waxaat safaan ba fàtte ne waxoon naa lee démb kooku du cohérence kooku du nit ku baax du ko def te balaa yàgg nee la ca parti ba ponkal yi ñu bari ñu ngi abandonné mais ñi ay activistes yoo xam ñi nga fa ñoo ngi dégg donc ñooñu nee nañ leen yéen bokkule noo Pastef mais vrai élément de Pastef yi balaa yàgg da ngeen gis dana exploser képp ku doon jàppale Pastef yi pax moom dañ ca dugg Ndeye Khady moom laay tëjee di balaa ma leen tegal affaire bi Ndeye Khady nee na ci dégg naa ko ci benn live mu naan léegi day dem sax ci live bi di mbalalali kooku bu saa su noppee saa su waxee rek ma ngay suul Ousmane Sonko wala ku tax ci Ousmane Sonko bu ngeen dégloo ay waxam démb génnee na fii ca voyage bi beneen gel beneen tur bu dul Adji Sarr boo xam mu ngi maase Ousmane Sonko yaa ñàkk jom Ousmane Sonko jigéen ju ne nabb da benn si yaram bi quoi xaw la dinaa leen may sax benn imam boo xam ne ca fin ba balaa ma bu ma tegee bii ba pare naa leen tegal beneen imam boo xam dañ leen wax lan la diine wax répondre imamam oustazam boobu ko ne mën a dem ñu maase ko quoi voilà pour ngeen xam waa ji ban dimension lañ nekk génnee na fi beneen gel bu bees boo xam ne kenn yëgu ko woon histoire bi yëpp génn ci woon donc jox nañu keneen ku bees ci live bi dégg naa ko mu ne biñ ko laajee ñu ne ko mais téléphone bi nga yoroon biñ nangu noonu est-ce que preuve bi ci nekk keneen xamu ko woon mu ne moom ak capitaine Touré rek ñoo ko xamoon donc capitaine Touré bi loolu di am mi ngi doon liggéeyal état bu Sénégal téléphone boobu gis na preuve yi ci biir ma nga cax mu gis ko ba pare jëlaat téléphone bi joxaat ko ndaw si pour wax la fen yi fu mu mën a nekk kan mooy fen ndaw si wala capitaine Touré mooy fen mi ngi enfoncé fi mu nekk di capitaine Touré dàq nañ ko mais mi ngi koy gën a dugal te loolu dana ko leeral devant la justice kooku dafa war a leer yow ngay liggéeyal état bi téléphone bii nga jël confisqué ko gis nga ci preuve yooyu yëpp nga jëlaat ko joxaat ko ndaw si lambar rek moom fu ne téléphone yi mënoon na daanu sax yàqu preuve yooyu ngeen perte ko donc nit ki bu ngeen di wax wala ku leen di sol
Ndeye Khady Ndiaye bu ëllëgee ay Pape Alé gars yi buñ la dijee di la conseil boo demee waxal li mais xoolal lu logique wala nga mémoriser bu baax nañ la teg juróomi weer ndax nga mën a mémoriser lañ la wax nga teg ko. Pape Alé Niang benn journaliste boo xam ne pour la première fois ma dégg journaliste boo xam ne dégg na scandale bu mel noonu ay preuve yu yor ci téléphone preuve yu ngand nga jox ki nga xam ne dañ ko dem nee dañ ko dogale nangu téléphone ba te posé woo ko benn question ci lan moo nekkoon ci biir la tax sa avocat bi nga yor mu lay défendre joxoo ko woon preuve yooyu brigade de recherche bi joxoo leen woon preuve yooyu nga yor ci téléphone bi loolu yëpp Pape Alé laaju ko dara loolu asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu nangam Ndeye Khady Ndiaye loo wax Ndeye Khady Ndiaye ratatati 6 minutes am fen ay fenam ba doyal ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm jeex na journaliste bi amul benn question bu mu ko war a poser ci discours boobu mu def sénégalais yi yewwu leen ci yenn bagage yi quoi ok mu ngi nii leen bàyyi léegi déglu leen li nga xam mooy kàcci Ousmane Sonko yi contradiction yi après nag imam bii nga xam ne si vrai la lan la diine wax imam yi ne Sénégal bu dee ragal nañ Ousmane Sonko wala képp ku fi tudd Ousmane Sonko ñu saagale ci réseaux sociaux moo tax léegi journalistes yi vrai yi imam yeeg oustaz yi kenn ñi mu la wax lu contre Ousmane Sonko képp ku ci nekk ab jaam ay ñoom GBC ñoom ñoo ñëpp gis nga ñoom ñëpp ay xalifa xawma gis nga ñoom ñëpp rejoindre nañ boo bëggee am jàmm ci réseaux sociaux daal neen Ousmane Sonko àndal dictature bi ñuy wax ñoom ñooy boo kii mooy dictateur te àggagul nekkagul sax chef de quartier kii bis bu yoree Sénégal kenn du fi waxti lenn ñun nag faalewuñ maami Ousmane Sonko faalewuñ seen maam yéen ñi ko toogal fii ay Sonko boys on s'en bat les couilles dafa war a leer ñi ngeen di napp ñun bokkuñu ci yëguñu leen faalewuñu leen dunduñu leen lépp lu waa ji kàcc daañ ko teg fii te mënu leen ci fëggan kooku wax day am fin dàqu leen ñoo wax gënoon leen ñoo siiw ci réseaux sociaux bi ne rien bu ngeen di wax ñëw leen ngeen tegal ñu Macky Sall ak lu mën a doon ñu àndal ngeen teg fii ay dëgg ci moom ngeen clash ko ma nangu ko ni ngeen ko doon defee nangu leen ma clash seen waa ji moomu leen ndayu ndet yi ba toog ne li kenn du wax daal ci Ousmane Sonko lu dul lu ko arrangé wala boo bay ragalee gars yi da ngay ñëw ànd ak moom par force ànduma ak moom tey ànduma ak moom suba du gannaaw suba du mës a nekk ci àdduna zéro billahi bis bu Macky Sall doon jóge Karim Wade buy ñëw fii wala keneen moom laay ñëw fii soutenir ko officiellement maa ngi leen koy annoncé léegi mu leer Ousmane Sonko dina abal sénégalais yi il nous emmerde ak fenam yi ak manipulation bi dafa doy sëkk xool leen lii ngeen déglu lan la wax fii peace ba ci fan yi incha allah ma ñëw ak waa Brésil nag maa ngi leen di nuyu dégg naa seen situation gis nga ambassade bi nekk fële ca Sénégal bu Brésil trafic yi ngeen di def millions yi ngeen di laaj sénégalais pour seen ay jabar rejoindre leen jot naa lépp maa ngi préparé vidéo bi fekk suba wala gannaaw suba incha allah dinaa ko tegal fi bëgg yéen ñëpp ngeen suivre ko xam lan mooy xew lan la ñuy teg émigré yi ne fee ci Brésil lii dana dañ ay mbaam yoo xam dóorkatu marto yi ay ñoom kilifa yi dafa doy ak ñeneen léegi nag ambassade yi bu dee ñoo nekk foofu di coincé ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi di liggéey di yónnee xaalis bu dul jeex ay milliards au Sénégal ñuy am yenn problème yi duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba waxtaan naa ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo jox nañu ay témoignage enregistré naa leen wax leen ko feek suba wala gannaaw suba incha allah yéen ñi may seetaan ñëpp dama bëgg ngeen xool vidéo boobu ngeen déglu ko yépp ngeen soutenir gars yi parce que tappale yi dafa doy loolu sa droit dañ la ko war a jox du benn sénégalais la ñuy fay salaire am fële muy ñëw di jabal ay nit ci biti ñu laaj ay millions ay nit sinon seen dossier yooyu du jàll kooku du fi am maa ngi leen di avertir nag dama lay wax suba wala gannaaw suba incha allah xaadim ngi dina génn fi ak preuve yépp a ngi fii vidéo bi danay préparé monté ko commenté ko def leen ko ngeen seetaan ko am na yoo xam dafa war a dañ dóor marto yi dafa doy sëkk bu leen ñu rey peace and love boo binduwal ci chaîne bi na nga ko def boo bëggee dégg dëgg bu dee saytaane nga fenkat nga wala ay saagakat nga na nga dem fañ la ko mayee fii du sa place doo fi siiw duma la ko may signaler sa maam bloqué sa maam laay def peace and love di leen yéen a jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal yéen ñëpp ñu may seetaan yàlla na yàlla taxawu leen taxawu bépp sénégalais génneel ñu mbas mi ci Sénégal leeralal ñu mbir yi sénégalais yi na ngeen dem ngeen vacciné wu parce que lii rek moom moo ci mën a génnee gis ngeen feebar bi bu ñu vacciné woon balaa Macky Sall doon wax leen sax li ñu naan dafa arrogant da doon jax naan damay maye vaccin yi déet bu naree périmé ñu may ko ñeneen tey jii yéen a ko bañoon def yéen a dem di xëccu tey lu tax def leen ko démb li nga xam ne si bu ngeen ko defoon démb tey jii du ngeen am problème boobu ñi muusoon ñàkk woon nañ déjà
tranquille nañ waaw mais boo bëggee sa vie nekk en danger yow na nga ko def mais tu peux pas mettre la vie des autres en danger kooku dañ la ko doon may fenn te nañ appliquer li ñuy appliquer fii à partir du 6 bii di ñëw xam nga loolu la ñuy def fii ci Italie restaurant yeeg bar yeeg concert yeeg stade yeeg lépp boo amul green pass def ñaari doo fa dugg Sénégal la même chose nañ ko def bu ci kanam parce que ñii dañoo dëgër bopp di jaay ngand loog ay liberté yu kenn xamul boo bëggee rey sa bopp demal nga xaru ji mais nag tu peux pas mettre la vie des autres en danger. Peace and love guys in the world ba suba incha allah ak mbirum Brésil bu leen ko fàtte de ciao. waaye li tax ma ne nañu moytu mooy dañu nekk ci contexte boo xam ne ñii bëgg a dugal nouvel ordre mondial jaar nañu fu ne mu dëgër fu ne même affaire corona bi jaar nañ fa. andi ñu coowul vaccin bi ñu xamee ni africains yi duñu nangu vaccin alors que suñuy président yenn suñuy président ñoom nangu woon nañ ko ba noppi parce que président bu taxaw naan la nouvel ordre mondial rek mi ngi ci système u gars yi am na lu ñu bëgg fexe ba dugal ko ci li nga xam ne moo leen di gêner ci liy capacité Afrique rawatina nag croissance beeg jeunesse population beeg yeneen ak yeneen kon ñooñu bu dee jaar nañ fu ne mu dëgër lii am ñu daal di créer benn dynamique boo xam ne pour créer un choc mondial benn chaos mondial jaare foofu nag ne il faut ñu dugal li ñuy dugal nañu tey bu ñu kenn manipuler yàgg nañoo souffrir jaar nañ ci traite négrière jaar nañu ci colonisation ñu ngi ci néocolonisation nañu dellu siwaat suñu bopp liggéey lu ñu war a liggéey moom suñu bopp defar li ñu war a defar bu boobaa kenn dootuñu yépp waaye lépp lu ñu la wax lu weesu loolu rek am na leneen loo xam ne ñu ngi ko ciy essayé laxas te nañ ci dellu si ci beneen waxtaan. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala docteur donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw mooy it ni vaccin bi complot la. ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bii lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox. dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. bi ñu génnee ci élection bi ñeenti candidat opposition la ñu woon bi ñu génnee ci élection am na tey ku dem ànd ak moom su génnee naan daf ñuy attaqué te bi ñu defee élection bi ci gannaaw ëllëg sa la ne daf la sàkku daf maa bëgg a gis ñu daje fii kër benn ci sama soutien yi muy kër Atepa man moom Boubacar Camara Atepa dama am ay seede mu ne il faut ñu yëngal réew mi il faut ñu génn manifester parce que waa ji dafa foqati. kon ko da ngaa mën a fen lu nu wax nga ne yaa ko xam ta xamoo. keroog élection présidentielle bi dimanche bi mu am ma jógee Ziguinchor wàcc aéroport egsi fii 19h dégg coow li maa yëkkati sama téléphone woo Déthié Fall ma ne ko ana grand bi mu ne ma mi ngi nii fu ngeen nekk mu ne ma Thiès ma ne ko passe ma ko ma ne ko monsieur le président rappliquez sur Dakar ñu def une conférence de presse tout de suite parce que lii raam nii balaa ñu naan minuit gars yi nañu déclarer qu'ils sont vainqueurs il est revenu ñu def conférence de presse conjointe bi. ñu dajewaat waxtaan ci yeneen. ji nga lañ may gis nii nag ay duul rekk laa mën. Tahirou Sarr nekk diggante bi boucler lépp depuis 2016 Sonko bi mu génnee mu créé société bu ñuy wax Atlas 31 décembre man ak moom ñun ñoo nekkoon plateau 2STV. bi ñu ko laajee société nu mu tudd daf ko fàtte. daf ko fàtte. société bi Atlas la tudd mu créé Atlas waxtaan ak gars yi signé ak ñoom convention baa ngi sama saak jox ma sama saak ma génne document yi mi ngi mu xoolal Atlas mu créé société bu ñuy wax Atlas
bi Sonko créé sujet bi ñu Atlas mu de xam naa ne il a senti que affaire bi mën na am problème mu jëlaat dossier bi jox ko beneen entreprise bu ñuy wax Mercalex bu mu joxee entreprise Mercalex mu négocier gars yi signé contrat yi moom moo njëkk a signé moom moo ci njëkk a dugg bi ñu demee ba ci biir mu gis ne maintenant nag jox nañ ko am d'affaire bu tudd Tahirou Sarr mu daal di nag médiatiser affaire bi politiser ko yow déjà bi muy saisir plainte yi tudd ci benn yoon parti ni moom mi ngi woon ci biir dossier bi dafa def rek plainte def ko ak enquête partem xoolal Atlas mi ngi nii c'était en bonne année août 2018 dossier bi bouclé nañ ko depuis 2016 société Sonko ngi noonu xoolal wuy ma critiqué naa Macky Sall bañ yóbbu ma dig kon moi je dis la vérité et puis wuy ma man sama askan moo ma gënal xoolal moi je défends le peuple sénégalais et je dis la vérité loolu mooy titre fort ak xoolal wuy ma loolu mooy convention bi Sonko signé ak famille bi beneen convention mi ngi nii Mercalex ayca wanal askan wi affaire bi beneen convention Mercalex baa ngi noonu yaa ngi dégg après ñii ñoo ko signé wuy ma mu dem porter plainte ak Pastef pourquoi mu politiquer wuy ma pourquoi mu politiquer ak enquête Pastef fen nañ ba nëpp fen rek pour jël réew fen Ousmane Sonko fen na ba nëpp billahi wallahi talaay te bu ñemee dëgg da jël kaamel teg dañ ko lancé benn défi da teg kaamel waat Aliou Sall mi fenaloon ci pétrole bi ci xaalis bi dafa teg kaamel waat fen na bi ci pétrole. Quoi gouvernement bi booy ñoo koy isolé il a des diplômes en lan affaire mais ok mais que lu la neex mais quand même bu fekkee liggéeyoo yow Guy Marius Sagna liggéeyoo mais gars yi demal nga bay ça t'empêche ñun ñoo la gën a busy fuuf ñi nekk fii Amérique xam ngeen baax li ma wax ñun ñoo dañu liggéey ay 18 heures par jour mais ñoo ngi def ay live mais xam nañ ni waxuma la ak nga nekk Sénégal tu vas trouver le temps de def job bi pour yow. Activisme xeexal réew mi mooy ñu gis d'abord yow liy développer réew mi nga représenter ko d'abord quoi mooy liggéey mais gars yi yéen seen job mooy full time casse chaque jour yéen casse quoi toog non Macky Sall la booy yéen da ngeen di julli sax di ñaan yàlla na Macky Sall jalgati tey loolu mooy seen job quoi full time amul leen beneen job lu dul toog naan booy dañuy xeex gars yi ñoom. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Sénégal maa ngi leen di ziara di leen wàcc seen wàccuwaay man la bëgg bàyyi bañkat waaw ñëw rek di def benn live bu ndaw rek di ci sensibiliser jeunes yu Sénégal xam naa ne ñu ngi dégg samay conseils parce que booy jeunes yu bëri ñu ngi commencé yeewu ci côté manifestation yi nga xam ne dañ leen ciy bëgg di génnee di leen ciy pousser parce que ñoom seen intérêt parce que dañoo bëgg a falu moo tax ñu bëgg a jaxase dëkk bi bëgg a taal Sénégal comme jeunes yaa ngi yeewu nag alhamdulilah parce que li la koy woon rek mooy manifestation démb bi la Sonko yaakaaroon ne mooy dajee foofu loolu wuy siwu ko moom Sonko su demee ba këram war na mën a toogaat ak xelam mu dem a jëfaat jàngat ci mbir mi nga xam ne ni tey ji ni moo xew place de l'Obélisque sénégalais yi dofuñu seen réew lañ am duñ nangu mukk kuy yëngal réew mi duñ ànd ak kenn koo xam ne day taal réew mi ñi ànd ak yow ci loolu maa ngi sant nag préfet bu Dakar di ko gërëm bu baax a baax parce que def na acte bu noble def na acte bu rafet parce que ñoom yëkkati fitna lañ bëgg taal fitna lañ bëgg moo tax ñi ne dañuy def manifestation far foss fala foss préfet jox leen autorisation ngir bañ musiba naaru laay am ci réew mi pour bëgg jàmm may wax na kilifa diine yi comme préfet mu ngi wër jàmm comme Macky Sall mu ngi wër jàmm Sonko nag dëgg tànkam na moom bëggul jàmm moom xeex la bëgg taal réew mi la bëgg déglu naa ko sax ci discours am muy menace Kaolack di menacer Kaolack waa Kaolack ma koy xamal na ko nag Sonko dóor nga sa loxo ci ëkk Kaolack kenn du ko taal Kaolack kenn du ko yëngal gis nga yi ngay def Dakar nii muy jàll soo ñëwee Kaolack fekk fa booy yu la gën a xamadi gën laa réew yow Ousmane Sonko laa wax soo ñëwee Kaolack pour def fa manifestation. mosuma ko gis ci Sénégal. c'est-à-dire ne Sonko ñu tàcc yuuxu man def naa fi vidéo boo xam ni ba ma dalee analyser ba léegi kenn mësul def vidéo bu ñu partagé noonu. mooy bi ma demee ñu laaj ma ci 2STV ci affaire Sonko ma ne leen vraiment ni muy jógee analyste bu ne war na ko xool parce que mi ngi jóg
ñoom ñu jël ko partagé ko lu leen ñu wax ko ci lu baax le lendemain may analyser wax dara ci Sonko ñoom ñëpp ñu taxaw di saaga suba ba ngoon c'est-à-dire méthode yooyu ñoom nañu xam ne d'abord élection kenn du ko gañ ci réseaux sociaux et puis saaga yooyu ñuy def au contraire day gën a sax braquer nit ñi parce que fii doo ko fi waxee moom ah man de xaw ma kan dinañ ci ñëwaat Cheikh Yérim Seck moom kenn du ma ni doo ko fi waxee parce que li ma xalaat lépp dinaa ko wax ba mu jeex tàkk man sama conscience xam naa ni faraluma kenn man faraluma kenn candidat yëpp laa yamale. très bien kaaw Ousmane Sonko junj nga ko fan yi moo deful gis nañ ne daal coow li bari na. waaw ak moment bi coow yi dikki ak dossier yi. yow lan ngay wax. dafa war a expliquer Ousmane Sonko parce que liñ koy wax du tuuma du waxi kese ay wax la joo xam ne nii dafa lalu ci ay kayit c'est des faits documentés. buñ ne ko par exemple da nga créer Mercalès créer Atlas Group ñoom ñaari société yëpp bokk même siège social bokk même gestionnaire bokk même numéro de téléphone bokk même adresse nga impliqué ko ci benn transaction bi di 94 milliards nga xëy suba ni Mamour Diallo dafa détourné 94 milliards te yow transaction boobu signé nga ci convention pour am ci 12% mais loolu lan la ci gàttal non nañu waxante dëgg loolu conflit d'intérêt wala lan la. ngir gën a leeral ñiy déglu ci xëy na seenam jàng demee. non li ma bëgg bu la laajee simplement lu Ousmane Sonko def. ci gàttal en attendant bien évidemment ñu am xëy na ces versions yooyu mais coow li lan la def xam nga lan moo xew. Ousmane Sonko dafa créer benn société bu tudd Atlas Group. loolu weddiwu ko sax parce que man ci boppam laaj naa ko fii ci place de looy dundee mun ma dama créer cabinet fiscal xam loolu ñëpp dégg nañ ko. bi mu ko créé dem am ay famille Rufisque famille Ndoye boo xam dañu impliqué woon ci damay gàttal rek. parce que dossier bi c'est plus compliqué que ça. ci benn transaction état bi jëloon seen suuf moom mu dem signé ak ñoom pour représenter leen maanaam doxal leen seeni intérêt pour que bu pare ñu fay ko moom 12% ci xaalis boobu. bi mu demee ba ci biir maanaam liñ naan société écran rek comme liñ doon tuumaal Karim Wade. mu dem xam ni société bi mu njëkkoon a nekk turam da cee nekk mu dem créer beneen société bu tudd Mercalex jël marché boobu jox ko Mercalex. te société ba Ismaïla ba fa nekkoon moo nekk ci ñaari sociétés yi ñaari sociétés yëpp ñoo bokk même siège social ñoo bokk même numéro de téléphone maanaam ñaari sociétés yëpp c'est l'un dans l'autre ñoo bokk lépp dégg nga wax bi. léegi kon ça veut dire que Ousmane Sonko moom en tant qu'entrepreneur. il était impliqué dafa bokkoon personnellement ci yëf yi. 94 milliards yi muy dénoncé. voilà dafa bokkoon ci deal bi. ba pare waroon cee am lu tolloog 12 milliards. waa léegi nag boo demee ba loolu éclaté wu parce que te am na waaye ju tudd Tahirou Sarr bu jaar ca ginnaaw. dem jënd bor ba ci famille Ndoye bi. ñëw waxtaan ak nguur gi ba ñu war koo fay 94 milliards nga xëy suba ni Mamour Diallo dafa détourné 14 milliards 94 loolu lan la. sëñ bi loolu buñ la ko tuumaaloon yow sëñ Assane di nga wax wala doo wax. ci gàttal da nga bëgg mu leeral. non il faut mu leeral. parce que aussi xam nga Ousmane Sonko bi mu ñëwee ba léegi xam nga lu muy wax nañu débat yow dekk ko lu ñu wax rek mun nañ débat dama am say preuve ay éléments laa am. waaye yow yaa ngi wut débat di wut débat. loolu ñu wax ko ci yow personnellement en tant qu'homme politique boo xam da nga taxaw yow bi nga tàmbalee ba léegi yow lutte contre la corruption rek mooy sa liggéey. ñi ñuy wax nga ni kii sàcc na fii kii def na lii kii def na lii. waa léegi yow ñu ne la yow ci sa bopp dem nga di deal ba éclaté. nga jël sa manteau député wala sa manteau homme politique pour servir tes intérêts privés loolu. accusation mënul gën a rëy lool ci homme politique. voilà ñu ne la waxal nga ni du ma wax. fii léegi ñuy xaar ay leeralam ndax nee nga accusation ci xam naa ni moom. journaliste bu mu jaarati ci kanam de mënoo bañ a laal loolu. il faut mu leeral. ne serait-ce que pour setal boppam. waaw. bu leen xas kenn. bu leen xas kenn. bu leen doyadal kenn. bu leen doyadal kenn. bu leen toroxal kenn. bu leen toroxal kenn. bu leen jànn kenn. bu leen jànn kenn. wut leen li ngeen di wut. wut leen li ngeen di wut. jàpp ci. jàpp ci. dem. waaw moo gën. xaste. baaxul. weer nit. nee na weer nit. xotti suturaam. baaxul. waaw yooyu bari na Sénégal léegi nag. waaye nag loolu bari na Sénégal léegi. te yàllaa ngi wax ci boppam. inna allaha hayyun. waaw fii rek leen ko. yàlla seen borom subhanahu wa taala. yàlla moom aji kersa wala moom yàlla ku bëri kersa la.
waaye si tiirum yàlla ku bëri sutura la itam. yàlla du weer kenn. yàlla du weer kenn. ku weeru rek. ku weeru rek. yaa weer sa bopp. yaa weer sa bopp. moo tax bu ñu bëggee bañ a weeru. moo tax bu ñu bañee weeru. bu ñu weer kenn. bu ñu weer kenn. bu ñu xas kenn. bu ñu xas kenn. nañu wut li ñu bëgg nag. nañu wut li ñu bëgg rek. bu kenn dox suñu digganteeg lool. bu kenn dox suñu digganteeg suñu objectif. waaw waaye nag. ñu def ko ci sutura. ñu def ko ci sutura. ormalante. waaw dañu waxoon ni Sénégal mooy pays de la. dañoo wax ni Sénégal bu njëkk moo doon pays de la teraanga. léegi nag. waaye léegi nag mooy pays de la. sàcc gañ doon wax nag te 94 milliards ya waaw Ousmane Sonko day waxeet na de maar day taali waaw parce que Ousmane Sonko day dañu woon 94 milliards léegi nee na 46 milliards mu ne woon Mamour Diallo léegi juróomi sàcc la tudd Ousmane Sonko ñu koy xaar ci farati gi le mu waaf génnee benn jabaram wane kilifa bu yaana maar waaw nee na Ousmane Sonko nag gindi nit ñi tontu ci tuumay rëy yi le même truand même fainéant même incompétent. sorewut ak loola keneen ku ubbee nit ne ko dagan na nga dem yow góorug jàmbur tëdd ci kanam ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbur lañ ci yow ñu ne dañu lay defal massage mu doon loo xam ne benn boroom xam-xam bu xam dara ci lislaam waru koo wax te ka ubbee loola li mu ubbee jural nañu tey ci ay fitna ak i jafe-jafe ak i musiba ak i ay yoo xam ne mi ngi yëngal sunum réew tey booba ba léegi nit ñaa ngi sànq seeni waxtu nit ñaa ngi jooyoo ñi ngi xuloo seeni dënn ngi tàng ñu ngi xasante ñi ngi wax bay wax yu jaaduwul ñi ngi xuppante ci bëgg a def lu jaaduwut réew mi di rëng-rëngi te sabab si yépp muy benn fatwa boo xam ne nit ubbee na ko koo xam ne xëy na diineem itteel na ko ba mu taxaw di laaj dan laay def mu ne ko defal nangam mu def loolee mu jur loola mbokki jullit yi bu ñu xoolee ci geneen wet danañ gis ne ñi jàkkaarloog fitna jooji nga xam ne moo jur fatwa bi taxawee ca wet ga ca des waroon a doon ay conseil ak ñuy laaye biir di diisoog ñey njiitul réew mi gis nañ ni ñu bari ci ñoom tey dañoo fekk sawara wuy tàkk ñu yor seen pompe di pompe ngir mu gën a tàng gën a tàkk loolu nag buñ ko xamee xam ne suñ réew mi tey mi ngi jànkoonteeg lu bari ñàkk liggéey gi ci ndaw ñi foo ko takk weesu na ko doy na rekk nga xam ne ay ndaw a ngi dugg ci géej gi tey di risqué ci seenu dund ngir bëgg a dund tax na ñuy war musiba moo xam ne mën na leen a yóbbe dee ngir bëgg a dund xool feebar boo xam ne tasaaroo na ci réew mi di faagaagal ci ay bakkan loo xam ne kenn xamul nu mu toll jaaxal ñépp ñi am doole ak ñi amul doole musiba bu mel noonu bu ko am réew dee dund ak jafe-jafe yu toll noonu mu laajoon ak bennoo ak jàppaloo nekk benn loxo nekk genn kàddu ngir liggéeyal réew mi ak xeex yooyu wala jaamaarloo ak yooyu yi nga xam ne ay jafe-jafe yu fi nekk la faf meneen musiba muy beneen crise. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur bi naka la. waaw Modou Samb. Modou Samb seetaan nga discours Adji Sarr bi. waaw seetaan naa ko attentivement. nan nga ko gisee bon discours la boo xamante ne man affaire bi mu amee ba léegi Ousmane am nañ lu ñu xam ci moom bien avant que muy yëg si fii à l'âge tendre ah la doon jiite mbooloo di jàng alxuraan di jooy. Adji Sarr propos yi mu émettre nii jusqu'à preuve du contraire ah du Sonko en personne moo séq ak Adji Sarr dara mais affaire bi jinne la boo xamante ne moo jël image yu Sonko ah daal di ànd ak moom ci ay sëy yu dul jeex parce que man mënuma concevoir femme boo xamante ne yow ci d'après propos yi bi mu koy expliquer nee na dafa toog benn instant nit fëgg ci buntu bi
buntu kii bi nu mu tuddati institution bi moom mu daal di jóg ubbi ko bi mu ko ubbee Ousmane Sonko nuyu ko dafa def directement ci salle bi loolu aspect jinne la. ba ma waxee loolu laa ànd ak dal donc bi lii xewee coowal Adji Sarr dafa jëloon position moom kilifa waaw daa di dal ci kaw Adji Sarr xas ñeneen ñi coow lii am tey présomption d'innocence lu tax utiliser wu ko woon fële parce que xamuñu Adji Sarr xamuñu nag def naag deful soxla nañu bëgg am vérité bi ndax Adji nekkul di ñu manipuler aussi Ousmane newoon na dafa piégé xawma kan par téléphone soxla nañu xam ndax bii tamit piégé wuñu mais ñoom dañu xëy ñoom ñëpp rangé wu ànd ak ñoom Ahmed Aïdara Pape Alé Niang ñëpp ñu jël Adji Sarr utal ko doom utal ko papa utal ko yaay ba pare ber ko beddi ko ut seeni oustaz ut seeni imam ut seeni sëriñ ñoom ñëpp daganal lu daganul mais Sénégal nag dafa jot ñu xam ndax bu fekkee benn Papa Ndiaye def na escroquerie ñu ne non complot d'état su kilifa amee problème bu leer naññ nii taxaw di échanger ñu ne complot d'état su Ousmane Sonko duggee ci otoom dem fu mu warul demul ci ay thérapie ñu ne non complot d'état est-ce que jotul ñu seetaat réew mi bu dee ñun ñi nga xam ne ñooy ennemi Macky Sall yi dañoo def dara ak njubadi complot d'état la waaye ñooy demal suñu bopp ñooy jëfal suñu bopp lii nag comme présomption d'innocence dama ko fi waxoon ci affaire Modou Kara bi ne nañu respecter présomption de bonne foi ak présomption d'innocence mais comme ci coowal Adji Sarr li kilifa mii taxawoon tey dafa jëloon dënnam fëgg xas Adji Sarr xas sénégalais xas ay avocat am xas ñëpp te fekkeewul donc lii tamit dañ ko ciy jàngal rek ñun mënaguñu ñun dinañ ko tane del présomption d'innocence mu tam setal boppam parce que dafa yàgg fëgg dënn nag électeur parce que li xew ci mbas seen responsabilité ngi ci parce que bi président tourné ñoom it topp nañ ko bi ñuy xeex 23 juin bi aussi di woote mobilisation ñoom ku si nekk yaa ngi doon dajale say nit fi ñu jëm ci ay élection locale balaa ñuy yegg ci élection locale ñit ñi war a woteel wér lii di dee yëpp bu fekkee boolewuñ doole yi ñu xeex du ñu am électeurs yu dem voté ji pour ñu jël collecteurs locaux yi donc pour ñu jël seen responsabilité transformer seeni quartier général yi seen kat di wax presse bi aussi comme coalition non au vaccin yooyu ñoom daam Mbodj ak waxkat yooyu activistes yi ak genre imam yu bees yi nga xam ne kenn du xam ku leen koy def ak rajo yeeg télé yi nga xam ne ni bu nu matlewul impôt rek war a ñu fay rek transformer seen kii ay quartier général opposition ñu jël seen responsabilité ci mbas mi bañ a joxati ñu amul ñu sachant ñu dul sachant ak ñi xamul ñuy wax parce que fi ñu toll nii question de vie ou de mort la dañu soxla kuy sensibiliser kuy wax lu rafet di jàppale sénégalais yi di wax état bi na jëndi ji vaccin yi na jël institution yu budgétivores yi moom président Macky Sall na dajale xaalis yi yëpp ñu ut vaccin yu mat ba pare ñu doog a jublu ci leneen ñu wax expert politique yeeg yeneen affaire ñu yooyu yëpp ñu transformer ko sensibilisation communautaire pour l'instant ñoom dañuy benn à un certain moment c'était un groupe de rap dem nañ ba benn moment Y en a marre dem ba benn bi ñu jógee ci société 23 juin moom liggéey nañ ci nag ak ñun ñu ànd xeex ko bi Wade déparé bi Wade demee gis nañu ñu nekk benn mouvement bu institutionnel boo xam ne nii commencé nañu am ay fonds commencé nañu dem ci séminaires yi commencé nañu di tourner nekk ay chargé de programme gis nañu tamit ci biir seen groupe rappeur boobu ñoom Y en a marre seeni intérêt aussi dañ ko doon gérer su leen neexee ñu sol casquette rappeur bi bu leen neexee ñu sol casquette politique bi bu leen neexee aussi ñu sol casquette businessman donc yooyu yëpp gis nañ ko ñoom ñu ko doon comporté woo donc loolu di avancer mu dem ba benn moment ñu gis leen aussi ñu rangé wu ci affaire Adji Sarr bi ci kuréelu politique yi dem viser wu dem nekk ay activité politique te gis nañu leen ci affaire ak ay Georges Soros ak international gis leen ñu ubbi seen donc dem nañ ba benn moment kenn xàmmeetu leen xam nga tey mbirum kilifa gi daf ko war a jàngal kenn yéenewul lii ku mel noonu parce que li ma wax ni bi ñuy xeex ñun ñëpp ci benn bokkuñu ay gis-gis donte bokkuñu ay nu ñuy xeexee forme de lutte yi mais quand même jullit lañu ay êtres humains lañu mais lii moom kilifa waroon na ko jàngal parce que à un certain moment gisoon nañ insolence bi gisoon nañ ñu mu doon xasee mag ñi ñu mu doon dalee ci kaw nit ñi di fëgg dënn gis nga lii day jàngale dal parce que Babacar Touré daf ma waxoon ni yéen ñi mujjee juddu da ngeen fekk Sénégal micro yi bari tali yi pare rajo yi bari defoo leen fi dara. ba ma waxee loolu laa ànd ak dal donc bi lii xewee coowal Adji Sarr dafa jëloon position moom kilifa waaw ba ma waxee loolu laa ànd ak dal donc bi lii xewee coowal Adji Sarr dafa jëloon position moom kilifa waaw daa di dal ci kaw Adji Sarr xas ñeneen ñi coow lii am tey présomption d'innocence lu tax utiliser wu ko woon fële parce que xamuñu Adji Sarr
xamuñu nag def naag deful soxla nañu bëgg am vérité bi ndax aji nekkul di ñu manipuler aussi Ousmane newoon na dafa piégé xawma kan par téléphone soxla nañu xam ndax bii tamit piégé wuñu mais ñoom dañu xëy ñoom ñëpp rangé wu ànd ak ñoom Ahmed Aïdara Pape Alé Niang ñëpp ñu jël Adji Sarr utal ko doom utal ko papa utal ko yaay ba pare ber ko beddi ko ut seeni oustaz ut seeni imam ut seeni sëriñ ñoom ñëpp daganal lu daganul mais Sénégal nag dafa jot ñu xam ndax bu fekkee benn Papa Ndiaye def na escroquerie ñu ne non complot d'état su kilifa amee problème bu leer naññ nii taxaw di échanger ñu ne complot d'état su Ousmane Sonko duggee ci otoom dem fu mu warul dem demul ci ay thérapie ñu ne non complot d'état est-ce que jotul ñu seetaat réew mi bu dee ñun ñi nga xam ne ñooy ennemi Macky Sall yi dañoo def dara ak njubadi complot d'état la waaye ñooy demal suñu bopp ñooy jëfal suñu bopp lii nag comme présomption d'innocence dama ko fi waxoon ci affaire Modou Kara bi ne nañu respecter présomption de bonne foi ak présomption d'innocence mais comme ci coowal Adji Sarr li kilifa mii taxawoon tey dafa jëloon dënnam fëgg xas Adji Sarr xas sénégalais xas ay avocat am xas ñëpp te fekkeewul donc lii tamit dañ ko ciy jàngal rek ñun mënaguñu ñun dinañ ko tane del présomption d'innocence mu tem setal boppam parce que dafa yàgg fëgg dënn nag mu tem setal boppam parce que dafa yàgg fëgg dënn nag te lii aussi mu nekkaale leçon si ñoom parce que activistes yi nga xam dañuy def business parce que kilifa mii DER ba mu ko financé 15 millions waroon na taxaw wan sénégalais yi que ni ma damay liggéey ba mu ne ay Ndiagne Diop ay xaritam lañ waroon na koo wane te xew-xew bii bu amee tamit ci ay xaritam ci affaire visa ñu bokk am lu ñu sekk donc war na nekk une bonne occasion bu dee moo def mu jéggalu sénégalais yi am humilité beneen bi stop bu bëri yooyu yu mel ni amatee nag ci wàllum Adji Sarr ak Modou Pathé ak Ousmane Ndiaye ak keneen ñu xam position buñ ciy jël parce que yàllaa ngi fi de te yàlla rek moo xam dëgg waaye nag li jot a xew ci mbirum Adji Sarr bi taxawaay biñ ci amoon xas si nit ñi woo ci sénégalais yi ñu génn ci mbedd bi woo ci sénégalais yi ba ñu gaañu si te wóoru leen xale bi xamuñu ko xamuñu Adji Sarr xamuñu kenn xamuñu njabootam ndax faral nañu Ousmane Sonko donc ci lii xew nii tey dina jafe trop nit ñi ne présomption d'innocence parce que moom kilifa moo ñu waxoon ci mbirum Adji Sarr amul présomption d'innocence kon nag bii ñu ngi koy ñaanal yàlla génnee ko ci natt mais bu ma sañoon moom kilifa ak Ousmane Sonko mbirum Adji Sarr il faut que Ousmane Sonko set ci ba pare kilifa aussi lii il faut que mu set si wicc yanaa maarit aussi nañ fexe ba lii set ba may ñaanaale nag état du Sénégal mbirum ONG yeeg ñi ne ci ONG yeeg activistes yeeg yëpp aussi tamit mu seetaat leen parce que seen mode de vie ak seeni fonctionnement ak seeni mode de financement ak ni ñuy demee ci ni ñuy rouler woo ñu xoolaat ko aussi tamit parce que dëkk bi tamit dañu nekk en otage de manipulation. Abou ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu sens mu tem setal boppam parce que dafa yàgg fëgg dënn nag te lii aussi mu nekkaale leçon si ñoom parce que activistes yi nga xam dañuy def business parce que kilifa mii DER ba mu ko financé 15 millions waroon na taxaw wan sénégalais yi que ni ma damay liggéey. ba mu ne ay Ndiagne Diop ay xaritam lañ waroon na koo wane te xew-xew bii bu amee tamit ci ay xaritam ci affaire visa ñu bokk am lu ñu sekk donc war na nekk une bonne occasion bu dee moo def mu jéggalu sénégalais yi am humilité beneen bi stop bu bëri yooyu yu mel ni amatee nag ci wàllum Adji Sarr ak Modou Pathé ak Ousmane Ndiaye ak keneen ñu xam position buñ ciy jël parce que yàllaa ngi fi de te yàlla rek moo xam dëgg waaye nag li jot a xew ci mbirum Adji Sarr bi taxawaay biñ ci amoon xas si nit ñi woo ci sénégalais yi ñu génn ci mbedd bi woo ci sénégalais yi ba ñu gaañu si te wóoru leen xale bi xamuñu ko xamuñu Adji Sarr xamuñu kenn xamuñu njabootam ndax faral nañu Ousmane Sonko donc ci lii xew nii tey dina jafe trop nit ñi ne présomption d'innocence parce que moom kilifa moo ñu waxoon ci mbirum Adji Sarr amul présomption d'innocence kon nag bii ñu ngi koy ñaanal yàlla génnee ko ci natt mais bu ma sañoon moom kilifa ak Ousmane Sonko mbirum Adji Sarr il faut que Ousmane Sonko set ci ba pare kilifa aussi lii il faut mu set si wicc yanaa maarit aussi nañ fexe ba lii set ba may ñaanaale nag état du Sénégal mbirum ONG yeeg ñi ne ci ONG yeeg activistes yeeg yëpp aussi tamit mu seetaat leen parce que seen mode de vie ak seeni fonctionnement ak seeni mode de financement ak ni ñuy demee ci ni ñuy rouler woo ñu xoolaat ko aussi tamit parce que dëkk bi tamit dañu nekk en otage de manipulation. Abou ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj. sama kàddu. waa léegi yow bii nga yor. waaw gis nga de yàbbul ci élection yi passé laa ko lijjanti xam nga on est au Sénégal faw ngay dóor marto pour mën cee génn. ah bon. mais xoolal naa la woo ci kanam dama xaw a yàkkamti nañ déggoo dégg nga. Zoom on the beat. The best production. élection yi mi ngi ñëw mesdames et messieurs
il nous faut une jeunesse calme et plus ambitieuse bu sàgganee nga jaay sa ngor ndax ay hamburger carte bi nañ ko sàmm dafa précieux parrainage bi c'est du Rocky mi Rocky pendant ce temps ñële ñu ngi assemblée di cooki politiciens yi dañoo faux tey embêté moo tax ñu war a ànd ak dal bañ a pressé doomu góor laa te yaakaar naa si lay deewee du ma woote Y'en a marre di encaissé leen joxoon bu jeexee ngeen wuti waat ki ñu doy bu soobee yàlla nañ ko faal li ngeen bëgg moo ñuy xeex dëkk bi daal ngeen jaar si suuf dugg pale encaissé waat lépp lu ñu wax dañuy jéem a nax li leen yitteel mooy seen poche nekkee wuñ fi lu dul dóor à travers suñuy cri ngeen di profité si lii jéem a defar seeni vie xanaa beneen meedu bii nit dof mi ngi feesal saat di yëngal na si ses kaar ñuy fatak seeni kaas rab bi moom da ngeen di xaar pour ou contre le pouvoir jarul coow ou combat votel leen ki leen neex li leen joxoon bu jeexee ngeen wuti waat ki ñu doy bu soobee yàlla nañ ko faal li ngeen bëgg moo ñuy xeex dëkk bi daal ngeen jaar si suuf dugg pale encaissé waat ay dóorkat ngeen yu mag a mag ay dóorkat ngeen yu ngane ngane ay dóorkat ngeen yu sowal ay dóorkat ngeen yu tilim yu teeñ ay dóorkat ngeen yu mag a mag ay dóorkat ngeen yu ngane ngane ay dóorkat ngeen yu sowal ay dóorkat ngeen yu tilim yu teeñ ay dóorkat ngeen yu mag a mag ay dóorkat ngeen yu ngane ngane ay dóorkat ngeen yu sowal ay dóorkat ngeen yu tilim yu teeñ ay dóorkat ngeen yu mag a mag ay dóorkat ngeen yu ngane ngane ay dóorkat ngeen yu sowal ay dóorkat ngeen yu tilim yu teeñ da si baax ñu dénoncé porte-parole du peuple woon de merci